ba xale bi redoublement yi dañ. leneen aussi li war a dajaat encore mooy yenn considération yi du point de vue socio-culturel yi nga xam moom la ñu am di ko doxalee nañ fexe ba mu dañ yooyu daal su dañee mën nañ am une éducation de qualité nga xam ni ñu ngi sukkandiku ci lan taux de rétention yi moom dañ na quoi redoublement exclusion yooyu day daa war a dañ kenn waratul dàq benn xale day loolu la nguur gi wax. waaye nag biñ jëlee mesures yooyu yëpp lan lañ seetlu xaalis boobu yëpp loi yooyu yëpp ba tey ñu ngi dàqi xale ba tey xale yaa ngi redoubler ba tey xale yaa ngi jàng te la ñuy jàng duñu àgg ci xam-xam ba. loolu moom lu wóor la soo xoolee chiffres yi ñuy andi nii da koy andi entre 2006 et 2010 le taux de redoublement du Sénégal évolue en dents de scie dañ noon redoublement du am mais xoolal xale yi redoubler boo xaymaa xale yi nga xam ñooy jàng ci école primaire nga xam ne fi ne 1 million lañu 1 million yi sax teg na nga ni 11% ñoo ci redoubler loolu ñaata la ci xale bari na boo jëlee benn xale bu nekk nga xam dina jar état bi la wax de waxuma papaam ak yaay mais état bi rek benn xale bu nekk dina lim ciy def ci fay jàngalekat yi ak jënd ay matériel rek fanweeri junni ci at mi par exemple boo xaymaa million xale yooyu nga xam dañoo redoubler yëpp ci benn at ñaata la perte ñaata la Sénégal perte ci xaalis nga xool ni ñuy dàq ñaata la Sénégal perte ci xaalis kon Sénégal li ñuy perte ci xaalis ci njàng dafa bari voilà merci 15 milliards. waaye nag ci wàllu xam-xam nii sooy waxtaan dafa leer yow baat yi ngay utiliser nga définir ko loolu la ñuy wax clarification des concepts bu ko defee ñëpp mën a méngoo xam ni kat bu ñu nee échec scolaire lii la wunnu bu ñu nee socio-culturel lii la wunnu parce que on a dit l'influence des facteurs socio-culturels sur l'échec scolaire lan mooy échec scolaire lan mooy kii njàngam bënnul kii da njàngam bënnul kii da njàngam dafa am ay gàllankoor lan mooy loolu lu mu tekki suñu xoolee borom xam man nag fii amul dara lu ma ci wax moo tax liggéey bi ngeen def doon man dafa yomboon ci man ndax dama doon li ngeen tënk seen kayit gii seen projet li ngeen ci tënk amul dara lu ci wuute ak li borom xam-xam yi wax dara moo tax ay nit bu ñu booloo di liggéey fu ñu bëgg a àgg rek mën nañ fa àgg fu ngeen bëgg a àgg mën ngeen fa àgg li ngeen doon wax nii point yi ngeen doon jël yëpp bu ma commencé di lire amul dara lu ko wuute ak yéen li nekk ci seen këyit donc lan mooy échec mu ne l'échec scolaire est une situation où un objectif éducatif n'a pas été atteint jubluwaay bi ma amoon bi may dugal sama doom muy jàng jubluwaay ba ma ci amoon antuwul la ma bëggoon antuwul loolu mooy échec scolaire te ki wax li borom xam-xam boo xam si ñëpp nangu nañu xam-xamam ci wàllu jàngale moom dictionnaire la defar quoi te loolu depuis 1992 la defoon dictionnaire am boobu boo ko doon chara da nga naan l'échec scolaire regroupe 3 grands types de problèmes des difficultés d'adaptation scolaire des difficultés d'apprentissage des perturbations du cursus scolaire adaptation scolaire mooy li ma doon wax léegi da nga koo dugal école sa doom la waaye lan moo tax moom mënul jàng lan moo gàllankoor jàngam ay bëtam waaw kon nga gis ñu wutal ko ay lunettes mais ñun tey boo wutal benn xale lunette fii xale yi boo deful nag ñu topp ko ndiiraan wala boog ay lunettes sax dañ naan tubaabee nangam ak nangam donc alors que moom bëtam moo feebar dañ koy faj noppi bu mu am ay problème nga wutal ko loo xam si bu ko defee ci noppam mën a dégg la ñuy jàng dafa am du gis du dem yelwaani de day dem dugg école ñu wutal ko jàngalekat boo xam si dana ko transcrire en braille nga xam ne bu lambee ci ay loxoom bët yi dara new bët yi moo am problème mais xel mi dara nekku ci mën naa am sax moo gën a neex xel yeneen xale yi nga xam ne am nañu seen i bët ñu traduire ko en braille muy lamb ci loxoom nga xam ne bu ñu defee devoir mën naa am 10 sur 10 xale bi nga xam ne yor nay bëtam am 2 te pourtant ke dafa am ay bët di xool moom ay ci loxoom rek lay lamb di def résultats yi di def ay résultats difficulté d'apprentissage da gis koo xam si xale bu normal la waaye nag bu ñu defee maître bi bu jàngalee def devoir mais du am moyen kooku wàllu échec am
ci wàllu njàng mi la kii échec am ci wàllu environnement bi la ci wàllu moyen la mais kii échec am ci wàllu bopp bi la ci xel mi la ci trouble la am keneen ki perturbation du cursus mooy li ngeen doon wax léegi sama mbokk pël yi léegi soo xam si tey dugal nañ ko école waaye dañ ko fiy génne yóbbu ko fële mu dem fa mangi daal di ñëwaat nga gis koo xam sax du loolu xëy na ay waajuram ñoo farluwul lool vacances jot ñu yóbbu ko mu dem vacances école tijji ñëwul mu toog fa bu mois de décembre wala bàjjenam ñëwoon fi mu dem gunge ji ko loolu ay perturbation la ak yeneen ak yeneen keneen ku ñu naan Youssef nga xam ne moom li mu bind 2011 la ko bind mu ne l'échec scolaire peut se définir comme une classe d'événement luy échec scolaire mooy xale bi nga xam dafa redoubler kooku échoué na ki nga xam si amul ay notes yu baax il est en situation d'échec ki nga xam si day bàyyi mooy lan école primaire CI la ba CM1 ou bien sax enseignement obligatoire CI la ba 3e bu bàyyee ci diggante bi rek loolu mooy abandon kooku aussi il est en situation d'échec absence di tardé lu bari il est en situation d'échec xale bi di tardé rek il est en situation d'échec réorientation day gis xale boo xam si surtout boo jëlee enseignement ci lycée yi gis xale koo xam day tàmbalee def série S ba mu defee série S seconde mais amul moyen yu baax il est en situation d'échec pour dimbali ko ñu yóbbu ko série L dañ ko réorienté donc voilà kon bu ñuy wax échec scolaire li ngeen doon wax redoublement abandon mauvaise note yooyu yëpp mi ngi ci biir ñu dexañ ko ci biir loolu mooy échec scolaire moo tax man après bi ma ngoom joxee kii bi j'ai voulu rek travailler sur l'échec scolaire du ma jël abandon kese ndax li ma wax nii yëpp mi ngi gis ñu classe yi maintenant lan mooy socio-culturel wax naa ko bi may tàmbali su ma ko tënkee ci wolof rek mooy li ñu aadawoo def lenn la ci li ñu aadawoo def man de aadawoo naa su ma xëyee def nangam loolu sama aada la lu ñu aadawoo def lan mooy socio-culturel mooy loo xam si mooy suñu aada nag maintenant aada ñun de baaxoo nañu maye suñuy doom lii sama aada bi c'est individuel ci biir kër gi la mais am na aada yoo xam ne société bi yëpp la làmb lan mooy socio-culturel socio-culturel dafa làmb am moo tax bu ñu leen di étudier ñu jël doom ñi nga xam ni seeni waajur dañoo am alal ak ñi nga xam ne seen waajur seen kartan ci wàllu alal dafa néew noonu lañ leen di classé ak ñoo xam sax dañoo diggu doomu donc les enfants de cadre les enfants de cadre moyen et les enfants donc de catégorie sociale défavorisée booy tënk donc socioculturel ci yooyu nga koy tënk daanaka bindkat yi ci bind yëpp daanaka loolu la ñuy wax. maintenant le socioculturel renvoie à des valeurs des comportements des connaissances acquises par l'entremise de l'environnement familial et social donc socioculturel du lu ñuy jàng ci école ba mais socioculturel ci biir kër gi la pour firndeel li may wax ni man damay jàngewuma sama kër papa sama kër yaay sama papa gaañu nag bi may am ñetti at la gaañu jàngewuma sama kër turandoo lañ ma joxe woon sama turandoo jël ma encore joxaat ma goroom boobu mère bu màggat la moo tax lay yombul de mère bu màggat laa wax de borom këram chef de canton la kon chef de canton moo yàgg na man ma fekkee koo xam si doon na sëy ak chef de canton kon mère bu màggat la waaye dafa aadawoo yore ay élèves dafa xam ni ñu yore élèves ñaar ci aadaam kenn du xëy dem école te lekko loolu aada la am na koo xam tey bu xëyee day jël xale bi rek jox ko 100 francs ni ko demal koo xam du ko jox dara sax bu 10 heures 11 heures ngeen ñëw ndekki waaye nag ñun olof nee nañu biir bu France tubaab ñoo ko wax quoi ni ventre affamé n'a point d'oreille biir bu ca dara nekkul saako bu ca dara nekkul du taxaw noonu la ko olof boo koy tënk ci olof kenn du xëy te ndekki woo soog a dem comme ci village la woon nañ naan ndekki desu reer la kon desu reer bi la ñuy ndekkee gis nga bu reer bi desul jigéen bi bu ñu xëyee ñoo ñuy toggal ñun ñu ndekki soog a dem kon lay amul ko am mère bu màggat la woon moo mag man sama yaay te sama yaay léegi ngom mi xam na ko mère bu màggat la moom tamit léegi te kee moo ko magoon fuuf nekkoon soxna chef de canton beneen aada bi moo tax socioculturel encore mooy lan gis nga foo nekk di dox di taxawaalu
ba timis di bëgg a jot balaa timis a jot looy def di nga ko bàyyi ñëw ci kër gi kenn du la woo de loolu mooy aada kër gi man di ma ñëwee ci kër gi loolu laa fa fekk amul lu ñuy def teg taabal ñëpp war taabal ji di jàng loolu aada la loolu yow yaa koy jëmbat sa biir kër saxal ko fa mu dox fa mu nekk fa loi bu ñuy jàng ba mu lëndëm ñu arrêté njàng mi boobu kër ga amul courant ñu dem taal lampe tempête bi daal di jàng loolu aada la moom moo ko réglé ci këram te pourtant mère bu màggat la te ay cadres yu bari nag génne nañ ci këram cadres yu bari génne nañ ci këram donc loolu dama bëggoon a andi rek socio culturel ñu mën ko xam loolu benn ponk la ci socio culturel waaye socio culturel tamit dina aju ci am-am moo tax ñu naan renvoi des valeurs des comportements des connaissances acquises par l'entremise familiale mu ni cette catégorie socio-culturelle des familles elle-même est déterminée par le niveau d'instruction tey kër inspecteur ak kër Modou Khoule mi nga xam ne baykat la mais yemuñu capital socio-culturel Modou Khoule ay doomam ay tool la ñu donn ak ay machine ak ay fas ak ay saret mais doomu inspecteur lan lay donn ay livre ay cahier ay ordinateur ci loolu lay doon loolu lay fekk ci biir kër gi donc capital socio-culturel kon donoo la mooy le niveau d'instruction donc le capital culturel kooku Bourdieu moo ko wax moom gars yi xam nañ ko se mesure au niveau d'instruction et d'étude de la famille mais aussi au niveau culturel des ascendants et de la famille étendue ñu ngeen baaxoo jàngoo seen kër say nijaay buñ jàngee xale boo xam ay nijaayam jàng nañu bokk la xale boo xam si ay nijaayam jànguñu xale bu ay nijaayam jàngee soo ko bëggee mayee te mu mën a jàng nijaayam mooy taxaw ni kenn du ko mayee mais xale boo xam nijaayam jàngul boo ko bëggee mayee ko ànd ko jàng yàggul ci kër gi xamuñu valeuru jàng mooy mën nañ ko maye mais koo xam si xam nañu jàngkat lii lay joxe nijaayam mooy directeur société mooy directeur fenn mooy inspecteur fenn mooy ministre fenn kooku duñu gaaw a maye seen doom mais ki nga xam nag amuñu culture jàng ci biir kër gi mën nañu gaaw a maye seen doom ñii nag li ñuy waxee société culturelle aussi boo ko xawee tas xaw ko commenté dina feeñ ci lan ci ay tableau mooy li ma doon wax léegi tableau nga fekk ci kër gi tableau mooy tableau benn dessin la rek bu ñu dessiné di ko def ci di ko def ci salle bi soo demee ci réew yu am doole yi da ngay gis benn tableau boo xam si ay millions lay jar tableau boobu tey boo ko jëloon andi ko Mbàkke gi dem ci marché bi gis kuy jaay ci marché bi nga ne ko léegi tableau bii dama la koy jaay ci 200000 mun na lii du ma ko jënd 200000 xamu ko waaye boo ko yóbboon ci koo xam boo koy dama la koy jaay 1 million mu jënd ko ndax xam ne bu ko jëndee 1 million mën na ko jaayee 10 millions ba tey loolu day mandarga encore culture xamul loolu loo xamul rek doo xam dëggam donc les tableaux les livres jàngalekat ak kër gu am tradition jàng day bari ay livres ay dictionnaires ay instruments ay machines comme ordinateurs yi xew nii consacrés par des titres scolaires universitaires et professionnels foo xam ne am na capital socio-culturel bu riche dañuy bari ay diplôme nga ni kii am na diplôme sangam am na diplôme sangam kër googu dañuy fonk jàng am koo xam ne moom dañuy le socio-culturel se définit par une composante économique wàllu xaalis la ndax ki nga xam ne dafa dëkk ci quartier boo xam ne dafa riche bokkul ak ay doxalin ak ki nga xam ne dafa dëkk ci quartier boo xam si riche maanaam ki nga xam si kon lii moo koy kii boo koy jël comme man Dakar laa ne kon man wax naan ki nga xam ne moo dëkk Almadi bokkul ak ay préoccupation xale bi nga xam ne moo dëkk Pikine comme Pikine lay jàngale xale bi dëkk Almadi boo demee doo leen fekk ñu ci mbedd mi ñuy taxawaalu alors que xale bi dëkk Pikine Caaroy jàmm gën jak saw ak ñun ñi nga xam ci la ñu màggee mais ci mbedd mi la ñuy nekk di taxawaalu léeg-léeg doo sol ay dàll tilim fii football ci mbedd di xeex alors que kële moom du tilim du def dara du xeex sax ci kër ga lay nekk la muy fawee rek alal ju bari lay jar donc wàllu socio-culturel day dem ci donc ci xaalis day dugg xaalis da ciy dugg donc ci gàttal socio-culturel daal day laal xaalis laal wàllu doxalin ci biir kër gi waaye nag laal ay wàllum njàng ci biir kër gi ay diplôme yi ñu am ak yooyu yëpp dem sax ba ci ndax magam jàng na wala jàngul mooy la scolarité de la fratrie ndax magam jàng na wala jàngul ndax ñi muy àndal ñi ngi jàng les pères ndax xale buy jàng
kuy jàng lay war a àndal mais yow boo dee jàng di ànd ak koo xam si mécanicien la ak maçon sa njàng day yàqu ndax moom su wàccee maçon wàcc na su wàccee mécanicien wàcc na alors que soo wàccee da nga war a dem di jàngi waaw donc loolu mooy li ma bëggoon tënk baat yi nga xam ne man li may wax baat yi loolu laa ci jublu mu waxee socioculturel loolu laa ci wundu mu waxee échec scolaire tamit lan laa ci wundu loolu mooy baat yi ma bëggoon leeral léegi liggéey bi dama ko def ci ñaari pàcc pour wane ne yéen liggéey bi ngeen def ni bu am solo bi ngeen def ni fépp ci àdduna bi lañ koy def kon li ngeen def ni du lu ñàkk fayda de fépp foo dem ci àdduna bi dañ koy def ma tàmbalee ci réew yi nga xam dañoo am doole mooy l'Occident ñoom dañoo am problème échec scolaire ak facteur socioculturel moo tax ma tuddee xaaj bu njëkk bi les facteurs socioculturels et l'échec scolaire aada yeeg baaxoo yi ñu war a def ban relation la am ak échec scolaire ci réew yi am doole yi am na koo xam moom la ñuy wax Walf 2001 la bind benn téere mu xool ni kër gi su fekkee bariwul matériel la carence en matériel loolu day am impact ci njàngum xale bi bariwul ay matériel ndax xale bi lu muy fawee amul lu mu fawee ci biir kër gi alors que kële dafa am ay ordinateur ay jeux vidéo yu nang ay téléphones yi ngeen di wax naan téléphone way day fa ci téléphone nga xam ne jeux yëpp lay xam boobu xale bokk la xale boo xam si amul loolu kooku loolu day développer esprit xale bi da koy yee kuñ naan Marie Durubella mu ne les facteurs d'échec scolaire sont liés à la monoparentalité li nga xam mooy gàllankoor njàngum xale bi mooy xale bi yaay rek la am loolu bokk na ci ñi nga xam si day gàllankoor léeg-léeg njàngum xale bi yaay kese la am wala baay kese la am monoparental amul ñaari waajuram yorewu leen waaye new mais cela ne signifie pas que ni xale bu fekkee baay kese la am wala yaay kese la am njàngam day yàqu déedéet dañ ne li ëpp ci li ñu seetlu bu fekkee yaayam kese la nekkal wala papam kese la nekkal loolu mën naa am mu yàq njàngam waaye terewul nag da koy yàq toujours de donc des parents appartenant à des catégories sociales très défavorisées ou ne travaillant pas le poids important des familles nombreuses léeg-léeg aussi kër gi ni mu baree nit ak ñàkkum liggéey yu waajur wi nga xam ne day méngoog ak néew koom-koom loolu tamit danay gàllankoor léeg-léeg njàngum xale moo tax may wax nag léeg-léeg du yàgg du toujours rek da koy gàllankoor léeg-léeg Tella moom tamit 2011 la bind téereem note l'importance de l'héritage culturel sur l'échec car les parents n'ont pas été à l'école les parents qui n'ont pas été à l'école ils ne sont pas dans non les parents qui n'ont pas été à l'école sont dans l'incapacité de transmettre un héritage culturel qui se traduit en termes de capital économique par exemple revenu patrimoine et cetera mooy lii waxoon naa ko waajur bi nga xam ne jàngul école amul lu ay doomam mën a dond ci ñoom ci am njàng waajur bi nga xam ne dafa demoon nag jàngi école ak kooku ay doomam mën nañoo donn boo demee koo xam si kay man professeur de français la sama doom su mënul français ci moom la ndax bu dee lu ñuy lire rek du fa jeex sama cours yi nga xam ne sax man moom lay